mbokk yi juróom ñaari waxtu ci ngoon jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi bokk na ca bànqaasu bureau bu assemblée nationale ñu doon ko coppi ni ki tey parité ba jaar fa teggi fa Pape Diop mi fi newoon juróom-ñetteelu vice président bu assemblée nationale ki ko uutu di Fatma Diop jigéen ñi di ko rafetlu nañu jëmbale parité bi kii di Toussaint Manga mi doon porte parole groupe parlementaire liberté et démocratie addu it ca la nga xam te moo koy xaar ci wàllu mission daañu leen ko yaatalal ci xibaar yi dana ca bokk lu aju ci réew mi ci wàllu agression ku faat ñu faat la di peine de mort jëwriñ ju dénk wàllu wi justice di Ismaïla Madior Fall ne àndu ca moom la mu jàpp mooy ne am na yeneen yoon yu ñu war a mën a jaar ngir fexe indi ak kaaraange gu doy sëkk ci askan wi ci wàllu wu ni mel daañu ci ubbi ab pàcc bu am solo ci loolee lëmbe réew mi te ñu ci ëpp ci askan wi am ci ak njàqare ci xibaar lay doon dana ca bokk it intersyndical bu IPRES di woote ak scandale ci këru liggéeykaay boobu ñu jàpp ñu ci ëpp ca lay ñuul jàpp ni xeeñul neex kenn ci ñoom yëkkati na kàddu indi ci ay gindi ak i leeral di ngeen ko mën a teewlu ci xibaar na ci bokkee coowul suuf ca Tivaouane jak saw askan wa fa dëkkee ne dañoo nangu seeni suuf ñu ciy xaar taxawaay njiitum xew mi di le président Macky Sall ki jiite jigéenu coalition Benno Bokk Yaakaar ne dina ci def comme kattanam bala ñuy sàkk ñu jotee ca mooy seen ko suuf kii di Mariam Badiane moo xamle lu nu mel daañu ci ànd ak suñu ndaw ponk yaa nga ko mbokk yi bu ngeen ñu toppee ñu daal di ko yaatal. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci ngoon gi ñu koy dooree ci assemblée nationale mi door seenub liggéey ñi ki tey waaye la ñu ko njëkkee bokk na ci yeesal bànqaas yi di bureau bu assemblée nationale ci fexe jëmmal li nga xam ne moo jëm ci parité loolee tax ba kii di Pape Diop ñàkk la mu doon nekkoon juróom-ñetteelu vice président assemblée nationale ki ko fa uutu di député Fatma Diop ñu ci ëpp ci député yi jigéen ñi moo xam ci kujje gi ba ci ñuy fare ci nguur gi rafetlu jàpp ni loolee lu ñuy xaar la mooy ni loi ñu voté ñoom di député yi ñoo war a njëkk ca la koy sàmm ci xew mi dañ ci ànd ak suñu ndaw dimanche soso ubbite gu bari coow te yëngu lool ci assemblée nationale li ko indi nag du lenn lu dul ñàkk wàccook disposition réglementaire bu loi mai 2010 ba lii loi boobu li nga xam ne nag dafa jàpp ni rek parité absolue dañ ko war a appliquer fii ci pencum ndaw réew ñi. ñu gis ni li xewoon daaw erreur monumentale la dundoon nañ ko weesu na mais puisque ñu ngi sunu deuxième année ñuy laaj assemblée nationale respecter parité ci vice président yi parce que juróom-ñetti vice président la assemblée nationale war a am ñu gisoon ni bële passé kat respecté wuñu ko woon ndax dafa waroon nekk ñeenti góor nekk ñeenti jigéen ñu gis ni erreur boobu ñun ñoo voté parité ñun ñuy nekk député assemblée nationale foog naa bu ko respecté waree am ci ñun la njëkkee. xeex bi ñuy mënee xeex bu légitime la gis nga ko tey jigéen ñi moo xam majorité opposition wala non inscrit ku ci nekk jóg nga tey nekk benn say pour que ñu mën a jël li nga xam ne ñoo ko moom parce que parité ñun jigéen ñi ñoo ko xeexoon tey bu ñu amee ci biir 165 femmes députés ñu am ci lu tolloog 69 femmes loolu xeex moo ko indi mais loi moo nu ko may kon jàpp naa ne loi boobu dañ ko war a appliquer dans toute sa rigueur. fii nga xam ne fii nañu taxaw muy assemblée nationale fi nañuy voté li nga xam ne mooy loi yi tëralin yëpp lu suñu dëkk war a tëral doxale ko fii nañ koy defee du ñu nangu nag fii tey ñu war a mën a voté benn loi bu tudd parité mooy maanaam jigéen góor ñu respecté ko ci fépp bureau de élection mu nekk ci bureau yi nga xam ne tamit dañ ko war a tëralee liggéey ko fii ñu war di ko jalgati boobu moom nañu dénoncé. suspension de séance boo xamante ni sax ba mujjee am jigéen ñu mel ni mujj nañoo am dëgg waaye dañoo jàpp ni rek tey ji jot na sënkam ñuy bañ a dellusiwaat rek ci li nga xamante ni jot noonu koy xeex ba am ko. à partir de maintenant parité bi moom dinañ ko xeex bu kuñ tant que respecté wuñu ko au niveau de l' assemblée nationale assemblée bi du taxaw tey ñun loolu lañ décidé. ñun en tant que député nga xam ne ñoo war a respecté loi yi ñoo war a voté loi yi bureau bi nga xam ne dafa war a paritaire ñu taxaw pour kaas ko am ñenn ñi nga xam ne bëgguñu ko respecté te tey jii dañu war a def nag égal dignité ci bureau bi parce que dañu war a choisir comme femme comme les hommes ba mu tolloo te loolu dinañ ko xeex. ñu gis ne fii ci assemblée nationale daaw def nañ ñu ko waaye dañ ñu bettoon ñu ne nañu muñ rek comme chaque année dañu renouveler bu ñu ñëwee ren ñu organiser wu ren bi ñu ñëwee ñu xool gis ne dañ ñoo présenter liste boo xam ne paritairul parce que 8e vice président bi jigéen la waroon doon ñu def ko góor ñu ne nag loolu duñu ko nangu parce que mënuñu nekk assemblée nationale di voter ay loi ba pare continuer di violer loi yooyu.
renouvellement maanaam yeesal bureau bu assemblée nationale bi nag ba mu amee Moustapha Cissé Lo lañu tànn mu nekk premier vice-président Awa Gueye topp ci Abdou Mbow Aïda Sow Diawara Abdoulaye Makhtar Diop Ndeye Lucie Cissé Alelo kii di Fatma Diop moom la ñu tànn rek mu nekk 8e vice-présidente bu assemblée nationale. Daouda Dia ak Awa Niang moom ñoom ñooy des rek di nekk questeur bu assemblée nationale. Mansour Sow ca penc ma la yëkkatee kàddoom fësal la koy xaar ci wàllu mission ginnaaw bañ ko tabbee yees porte-parole groupe parlementaire liberté et démocratie di Toussaint Manga mi fësal ni parti démocratique sénégalais tey la gën a wér te it la ñu doon xaar ci wàllu parrainage jëm ci seen candidat di Karim Meïssa Wade daanaka ëppal nañu la ñu leen doon laaj loolee la fësal moom ndaw mi bokk ci parti démocratique sénégalais ñu teewlu ko Mansour Sow. suñu groupe parlementaire dañoo jàpp ne comme nu mu amee ci démocratie yi mag yi ñu groupe boo gis day am koo xam ne moo yor kaddu gi loolu nag mu ngi am fu nekk kuréel boo gis bu organisé wu rek pour bañ jaxasoo di am ci wax bi ak ku ci nekk wax sa xalaat dañuy fexe ba organisé wu ba am koo xam ne moo yor kaddu gi loolu moo waral suñu groupe parlementaire ñu xool ñu décidé am poste de porte-parole comme ça lépp lu am loo xam ne loolu mooy taxawaay groupe bi waaye mooy position groupe bi am ku koy wax. démocratique sénégalais lu mu ci mën a wax rek mooy jàppal ni parti bu mag la parti bu mag la lu ko saxal dafa diis PDS militant ak responsable yi ñi ngi def seen activité tout le temps fu mu nekk nii ñëpp ñi ngi ci biir dëkk bi ci mbirum parrainage bi te mën naa la wax ni suñu candidat dépassé na gap dépassé na lu ñu laaj pour parrainage bi dépassé na nombre boobu depuis. te ma lay xamal ni rek nit ñi bu ñuy juum PDS du tur responsable yi PDS du Mademba wala Massamba PDS dafa nekk loo xam ne dafa sax ci xol sénégalais yi. moom kuje gi la tontu mooy kuje gi wéy di wax ni ñi di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi jënd yenn ci ay parrainage ci yenn pàcc ci xew mi mu jàpp ni dara amu ca moom Abdoul Mbow moo yëkkati kàddu yu ñu mel ñu teewlu ko. dëkk bi dépassé na foofu ñun. président de la république réew mii nga xamante ne mooy Sénégal mu jiite ko moom muy gardien de la constitution mënut a fexe ñuy salfaañe ak yelleef yi nga xamante ni moom mooy cëslaayu réew mi di constitution ak loi yi règlement yi nekk ci biir réew mi donc jàpp naa ne opposition yi loolu muy wax xam na moom ci boppam que nekkul ci yoon. de parrainage yi moom mooy ñoom ci seen bopp ñi ngi sur le terrain ñun ñi ngi sur le terrain ku ne xam na ne jënd parrainage amu fi président Macky Sall moom la Sénégalais yi àndal tey jii di ko parrainer massivement ñoom ñi ngi ci terrain bi. ñu ay problème même pour am parrainage ñu ne nag pour jaxase xelu sénégalais yi nañu wax dañuy jënd ay parrainage yooyu waaye xam nañ ne loolu mënul nekk parce que sénégalais yi am nañ mat goo xamante ni kenn mënut a ñëw ci ñoom naan da ngay jënd parrainage yooyu. ca Thiès ak ca Tivaouane foofee la wéy di fësale lu waral ñoom ñu tànn njiitum xew mi di la président Macky Sall def ko seen candidat ci élection présidentielle yu atum 2019 di waa parti socialiste Ousmane Tanor Dieng jiite ko moom yamu ca ne xelam dal na ci yooyu élection ndax fànn wu ne ci xew mi boo foofi dem di nga gis ni ay jéego yu am solo am na te loolee kenn mënatu ko natable muy wax ci wàllu bilan ci élection yu dëkkmal ñu teewlu ko moom Ousmane Tanor Dieng ak suñu ndaw di Daouda Thiandoum. lu tax ñu def lii lu tax ñu def mais dama jaaxal parce que quand même mënoo ànd ak nit ngeen nekk ci ngeen wax loolu ngeen wax ca waxtu wa balaa ñuy dem ci élection yi pare ngeen gagné ko liggéey bi ngeen bokk ko ci gouvernement bokk ko ci assemblée nationale bokk ci conseil économique environnemental et social environnemental bokk ko ci au conseil des collectivités territoriales bokk ko ci gestion de l'État mais bi daan boobu période boobu mandat boobu jeex nga ne li doon def yëpp wax ko yëpp man dama ciy génn boobu xam nga nit bu ñu ko dégg loolu tax Macky Sall était le candidat naturel normal de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous n'avons pas hésité un moment ci lu mel noonu werante wuñ ko dafa jaag lu jaar nag su xesee ba taw li ciy def mooy li jaar kon Macky moo waxaat rek ne que amul benn werante ne 2012 ak léegi mais yóbbu na Sénégal niveau boo xam ne mais kenn mënu ko weddi kenn mënu ko werante waaw dans tous les secteurs dans toutes les régions
jamono boobee kuréel bi di club esprit républicain ñoom ab ndaje bu yaatu la ñu amal wooti parti politique yi moo xam ñu fare ci nguur gi ak ci kujje gi société civile naka noonu it ñi nga xam te ne seen xam-xam dafa màcc ci réew mi te seen askan ñoox leen lañ ci doon waxtaane mooy yenn ci ay politique yi nga xam te ñu ngi koy nas jeexital ba ñuy xaar ci askan ndax loolee am na am déet naka noonu it wàllu parrainage bi ndax lu baax la ci réew mi seen ko njiit dikk ci faram fàcce lu waral ndaje bu ni mel di Xafoor Touré ñu teewlu ko suñu ndaw xam mooy jàpp nañ ni parrainage bi question bu am solo la buy jëmale Sénégal ëllëg fu am solo donc dañu jàpp ni war nañu woo nit ñi ñu wax ndax loolu méngoo na ak bëgg-bëgg askan wi ñun dañu may rek jotaay fu ñu waxtaanee loolu mais ñun peut-être mun nañ ci bañ a xuus lu bari mais li ñu xalaat ba poser débat boobu mooy jàpp nañ ni Sénégal lu mat 200 parti mu ngi fi ci réew moo xam ne fukki millions lañ ak juróom ñu jàpp ni loolu bokkul loo xam ne nii nag luy suuxat réew mi la parce que anarchie du démocratie wax lu la neex ak si noo ko neexee ak nu mu la neexee ak ci anam yu mu la neexee ak kaddu yu mu la neexee mu rafet loolu du démocratie donc moo tax ñu créer débat boobu pour nit ñi waxtaan si. est-ce que li état di def lépp di ko def jëmale ko ci askan wi intérêt askan wi mu ngi ci ñun nag question la ñu posé donc dañu dajale ñoom ñu tontu ci loolu tontu tamit démocratie bi ni muy doxee ak loi parrainage est-ce que méngoo na ak bëgg-bëgg askan wi ak démocratie Sénégal république ak état nu muy doxee 1960 ba léegi ndax doxin bi baax na ndax wax nañ ko gën a renforcer ndax lan mooy limite yi pour ñu seet loolu yëpp xool naka lañ koy renforcer loolu moo dajale moo wundu daje tey. ay Samba booy la ñu toll ci fukk ak juróom dëkke woon sonal askan wi ci wàllu agression di leen sàcc mujj nañ leen teg loxo ginnaaw liggéey bu ci police centrale amee ñoom faram fàcce nañ ñoom taxawaay ba ñu amee woon am ci lu tollook 20 fukki at ak juróom jàpp fanweer ak juróom di ñu dëkkee ci réew mi ak yeneen réew yu wër Sénégal Chantal Badji lañ ci àndal ci ay leeral. police nationale daal dinay teg loxo lu toll ci fukk ak juróomi doomu aadama yi nga xam ni ñoo doon lëmbe dëkk bi ginnaaw ab opération bu ñu doon amal ay fan yi nii ñi di takk der yi daal di nañuy jàpp ay ndaw yu am lu toll ci 20 fukki at ak ñett ba fanweeri at ak juróom. guddi gi amoon na ñu doon profité ci lëndëm beeg yooyu di génn ci autoroute bi teg ay xeer yu mag bu ko defee oto yi ñëw dal ci créer ay accident ñoom ñu génn nag ak seen ay jaas yi léegi nag comme sécurité urbaine moom nekk na service boo xam ne nii heure bu ne ñu ngi ci mbedd mi heure bu ne guddeeg bëccëg ñu tombé ci bu ñu ci tombé lañ leen dàq topp leen ba jàpp ci ñeent bu ñu jàppee ñeent sa suba ga ñu continuer enquête bi ba yàlla dimbale na leen ba ñu jàpp fukk ak juróom yi nga xam ni ñoo doon bande bi maanaam bande bi yëpp daal ñoom ñëpp jàpp nañ leen. ñi lay saytu tax nañu mën a teg loxo itam ab réseau de trafic de drogue maanaam ñu doon jaay drogue. moom mi leen nag ñu ngi ko jàppee fële ca Bayaax te suñu sukkandikoo ci kàddu police bi ku yàgg dugg kaso la. ñu demee ci benn kii aussi benn kër fekk nañ fa nga xam ne moom dañ ko fekk muy paqueté ay yambaaw donc buñ ko jàppee mu wax ko nga xam ne ni moo ko jaay kooku aussi ñu remonté ba dem ba fu ñu wax Bayaax tey rek fa la éléments yi jógee ba jàpp ki nga xam ne ni moom moo doon fournisseur bi mu ngi ko doon jëlee mu ne drogue bi Gambie. donc boo xoolee daal lu ëpp 20 fukki kilo yamba jàpp nañ ci aussi ci biir drogue bu ñuy wax crack. sàcc agression ci guddi gi ak itam yor ay arme blanche maanaam ay paaka ki jaasi li ni mel mooy tuuma yi nga xam ni ñu ngi ko teg ci ndoddu ndaw yi ñu teg loxo ci guddi dimanche jëm lundi ñuy ay ndaw yu jóge ci ay dëkk yu bari lu ci mel ni Guinée Bissau fii ci Sénégal waaye itam ñi ci ëpp jóge fële ca Guinée Conakry. Chantal Badji nee na àndut benn yoon ci peine de mort jàpp ni am na yeneen ñàll ñu war a mën a jaar te gën a xelu gën fuuf ku faat ñu faat la Ismaïla Madior Fall di jawriñ ju ñu dénk wàllu justice bi réew mi moo gisee nu ni mel ca Mbuur la ko xamle ci micro suñu ndaw di Mamadou Diop. ay jamono ci ginnaaw Grand Dakar bokkoon na ci gox yi nga xam ne wóorul woon ndaxte dañ fa doon nemmeeku ay agression yu bëri li ni mel nag di wàññeeku nànk-nànk suñu sukkandikoo ci ñi fay yeewoo. l'argent facile bëgg nañ ko parce que bon am na ñuy jaay de la drogue c'est de l'argent facile am na ñoo xam ni dañuy sàcc c'est de l'argent facile am na ñoo xam ni dañuy agressé loolu yëpp c'est des facilités ñi def yoo xam ni ce n'est pas normal. ñàkk liggéey moo tax ñu ko def même sax fa amul liggéey
métti na trop ñàkk liggéey ndax jàng ba pare amoo liggéey métti na waaye taxul dina nga war a def loo xam ne ku ko defoon sa rakk wala sa mag wala sa yaay wala sa xam nga du la neex. suñu sukkandikoo ci sëriñ yi nguuru gi moom nag dafa wax a gën a jël ay responsabilités am jaarale ko ci gën a dëgëral jumtukaay yi ñu dëral ngir kaaraange askan wi ci yenn gox yi. Il y a une faille de la part des autorités. Bon, cette faille-là dañ ko war a éradiquer. Parce que c'est pas normal ñuy def yenn agression yi bon ñu koy def facilement di ko def di réussir alors si les agresseurs étaient traqués de tout le temps kon xëy na taux bi dina wàññeeku. population bi maanaam population Sénégal la te buur bi moo ñi suñu responsabilité xanaa mu gën a góorgóorlu def effort foo xamante ne déggee na lii xewee na côté bi ci temps yooyu noonu wala ci mois yooyu noonu ñu basé wu côté boobu. li ni mel nag du doon lu yomb suñu sukkandikoo ci sëriñ bi. loolu moom dana jafe moom pour taxaw ba loolu bañ a am dana jafe trop yaakaar ni ma ko gisee daal jafe la moom. ñi koy def dañuy bëri xam nga suñu bande yëpp ci kër yi la ñuy dëkk ñu nekk ñëpp ci kër yi koo dàqoon fii tey jëkkoor lay daw dugg waaw boo dëkkee ci koñ am na ñoo xam sax doo ñu may wax ne nii dañuy def nangam. ay jamono ci ginnaaw Grand Dakar bokkoon na ci gox yi nga xam ne wóorul woon ndaxte dañ fa doon nemmeeku ay agression yu bëri li ni mel nag di wàññeeku nànk-nànk suñu sukkandikoo ci ñi fay yeewoo. ñi fi dëkk juddoo fi yaroo fi ñooñu ce ne sont pas les agresseurs. Bon xale yi ñoom dem nañu ba sensibiliser seen bopp daal di def loolu ñuy wax kuréel c'est grâce à eux mu wàññeeku nii. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin Grand Dakar ñun duñ la ne amul waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax waaw moom fii moom macha allah fi mu ne nii alhamdulilahi rabbil alamin ndool ñàkkum xëy liy waral agression yi di gën di bëri daanaka liste bi gudd na loolu ñuy xaral ni nag ñuy saafaxaal li ni mel ci kanamu ñenn ci askan wi tiit ak njàkkare lañ ciy gis. mu ngoog jot ngeen ko jubbantil seen bopp di ñeen ci askan wi doon àddu te nañu gisee yenn xeetu ñaawteef yeeg faat ñu nemmeek ci réew mi la koy sabab ak la ñu jàpp ni moo cay saafara ñu àndoon ceeg suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo nee na àndut ci peine de mort ñu dikkaat ci la mu jàpp mooy ni am na yeneen yoon yu ñu war a mën a jaar gën a xelu fuuf li nga xamante ni mu aju ci ku faat ñu faat la Ismaïla Madior Fall di jëwriñ juñ tink wàllu justice réew mi noonu la gisee ñu teewlu kooku Mamadou Diop. xoolee itam aujourd'hui li nga xamante ni moo am ci àddina bi am ci convention internationale am ci tribunaux internationaux yi am ci dëkk yu mel ni Europe ak dëkk yu bari ci monde bi ak Afrique dañoo yaakaar ne peine de mort baaxul du nit dafa def jéey rek da nga ko war a rey déedéet rey bi du solution mun am na yeneen solution mooy lan mooy fagaru def ba nga xamante ni dinañu renforcer sécurité bi sensibiliser population yi ba ñu xam seen sécurité ñoom sax nan lañ koy assurer ak nan la ñuy lëkkaloo ak force de l'ordre yi ba nga xamante ni seen sécurité nañ ko amee. pare nag boole ci ku def ñaawteef yooyu mun nañ la sanctionner de façon sévère d'ailleurs waaye bañ la rey ku rey ñu rey la loolu moom dafa nekk loo xamante ni civilisation internationale bi dépassé na ko. civilisé boo xam ne même bi peine de mort amee doonu ñu ko woon appliqué. daanaka ñaari yoon lañ ko appliqué waaye keneen bëgg ko woon appliqué. këru liggéeykaay bi di IPRES si intersyndical bi ëmb liggéeykat yi fa nekk ni ànduñu ca na muy doxee jàppandu ci bëri ak lëndëm da caa am fësal nañ seen ko càkkuteef ak li ñuy xaar ci kilifa yi ngir ñu fexe indi ci ak saafara laata mbir yi ëppi loxo Arona Sall moo yore seen kàddu ñu teewlu ko. ñun fi mu toll li ñuy laaj état bi aussi dafa war a xool dëgg la état bi ñun moom mooy suñu njaatige à travers ministère fonction publique à travers ministère des finances am na leneen loo xam ne dañ ko bëgg encore teg ci ndoddu IPRES te ñoom amel na état bi dafa amel IPRES xaalis mais état bi fayul IPRES xaalisam ba pare di wax IPRES na supporter pension minimale mais IPRES bi supporter pension minimale day jógee 5 milliards par mensuel par weer di fay 8 milliards mais IPRES attanul 8 milliards bu bëggee dañoo bëgg xeex ndóol bu dee dañoo bëgg xeex mbirum protection sociale nañu jël ñoom seen 5 milliards ñu indi ko teg parce que IPRES régime contributif la da ngay indi xaalis boobu ngay indi xaalis boobu ngay indi mooy tax ñuy fay nit ñi IPRES bu amul xaalis kenn du mën fay retraité
il faut xaalis am donc bu état bi waxee nañu fay dañuy inscrire mbir mi ci 2019 mais 2019 yàlla rek moo xam ku wax état bi dina fi nekk suba kenn xamu ko beneen état mën na ñëw beneen état bu ñëwee mën na weddi liñ fi teg lépp. ñu jëm ca Diourbel ànd ak waa LISCA doon ci amal ab bëccëg boo xam te ne dañ ko jagleel askan wi ci xeewal li nga xam te ne mooy seen wér-gu-yaram jëm ci mbirum cancer ci ween bi ak col de l'utérus mu mel ni lañ ca jukki ci nga xamante ne jàpp nañu dafay dal askan wi ci at bu nekk doon na lu jéggi dayoo la ñu jàpp mooy foog ñu gën a wéyal sensibilisation bi ànd ci acteurs yi ngir mën a xeex loolu di cancer dañ ciy teewlu kàddu njiital LISCA di Fatma gënoon ak suñu ndaw di El Modou Gueye. buntu jógukaay bi ak cancer wu ween mooy cancer yi nga xam ne ñoo jëkk ci jigéen ñi la ñu yepp donc loolu moo tax ñun tamit duñu xaar jigéen ñi di feebar mais dañuy ñëw pour ñu teel a gis li nga xam ne mun na joxe cancer ñu faj ko. nañu plaidoyer ba président de la république joxe na 1 milliard bi nga xam ne dina dugg ci janvier 2019 pour subventionner malade yi nga xam ne dañuy faju ci cancer. ku nekk mun nga def cancer donc dafa am yi nga xam ne war nañ ko mën a soppi ci sañu doxalinu bés bu nekk mooy ci lekkin bu sell tàggat sa yaram bañ a naan sàngara bañ a tux cigarette ak am na yeneen comportement yi nga xam ne faaw ñu bàyyi ci xel jigéen ñi xeesal tamit ñu bàyyi xeesal bi parce que yooyu facteur favorisant la donc am na ay comportement ñun ñooy koy indi mais am na comportement am na li nga xam ne cancer yi nga xam ne ay problème génétique la mooy ne da nga ko ci dono la donc surtout ci cancer ween bi loolu nit ki mënu ci dara. ab doxub nemmeeku la doon amal ca Tivaouane jàkk saaw foofee la askan wi fësalee ko mettit ya ñu amee ca seen suuf ya ñu nangu moom njiital jigéen yu boot ci coalition Benno Bokk Yaakaar ne njiitum xew mi bu ko yëgee dina ci indi ak jàppandal te dina def képp kàttanam ba loolee saafaraw Mariam Badiane moo xam li nu mel ñu teewlu ko Abdoulaye Wadianga. foncier problème boo xam ne bi bu délicat la dëkk bu tas ci Afrique boo gisee ci littérature yëpp dëkk yi tas yëpp ci Afrique yi am guerre civile yàlla nañ ci yàlla musal ak musiba yëpp foncier problème foncier la ñun li ñu xam mooy comme ni ñu ko population yi expliqué ne injuste la c'est un cas d'injustice ma ne leen gëmmal soxlawul wax gumba président de la République dañ ko élire président de la République Macky Sall parce que victime d'injustice la woon dañ ko defoon loo xam ne li Sénégalais yi nanguwuñu injustice bëgguñu ku noot doomu jàmbur bëgguñu ku noot askan wi looloo tax ñu élire ko président de la République waaw moom mi nga xam ne looloo tax mu toog dafa nga ne dina toog di seetaan wala muy xool pour injustice ñu koy infliger loolu moom xel sax mënu koo nangu président de la République injustice inégalité surtout que moom préoccupation askan wi rek moom moo ko soxal moom moo ko ñor moom ci lay daw ci lay dox ñun de bu ñu xanaa ñun ñoo jàdd wala ñu dox bañ a jubal waaye moom loolu la ñu joxañ baaraam loolu la ñu def tout le temps lu ma fekkee ba tey lenn rek lay wax man doxal leen ma ci soxla askan bi donc li ñu def askan ni te mu metti te mu naqari te muy injustice li ma wóor te wóor mooy bu duggee ci noppam dina ko faj. mu ngoog ñu wax ci leneen mu ngi aju ci ñaareelu phase li nga xamante ne moo jëm ci fexe daal di féexal yoon yi nekk ci cité Sodida Sonepi waral ba maire bu HLM door ci ab opération boo xamante ne lam ci jublu mooy fexe ba ñi nga xamante ñoo amee ay oto yu yàqu nekk fii ci Sodida ñu fexe duñ ko fi jëlalee jàpp ni yëngatu boobee laata ñu koy amal jot nañoo joxe ay kayiti yëglu ñu gën ko xam ci sommation ñi nga xamante ñoo fa ne ngir fas yéene jëlee leen fa ñenn ci askan wi fi dëkkee nag di ko rafetlu jàpp ni maire bi bu mu dellu ginnaaw benn yoon ci taxawaay bi mu amee te it ñu fexe ba lu aju ci wàllu suivi bi ñu taxaw ca la koy saafara Mouhamadou Diallo lañ ci ànd. ñuy ay ndaw yu bàyyeekoo ci bokk moomeel bu HLM ñëw fii ci Sodida ngir dindi lépp loo xam ne day gàllankoor yoon bi ak indi ay jafe-jafe ci dem bi ak dëkk bi bébét bi moom mooy gën a leeral yoon bi ànd ak ket bu mot sëkk. gis nañ fi oto yoo xam ne nii suñu opération daaw bi ñu ngi fi woon ren nag duñ ko fi bàyyi dañ koy yóbbu buñ ko yóbboo Fourrière borom bu ko soxla bu ñëwee Fourrière dina xam fan lay jëlee otoom nan lay def ba jël otoom te bu ëllëgee dootu ko fa gaare
liggéey bi am na ay jeexital bu baax a baax rawatina si ñi fi nekkoon ñoom ñëpp tey jii danoo war a jóge fii ngir xàll yoon bi mu set wicc loola waral sax kii amee liggéey bi di si indi ay leeral. fii dëkk ñëpp ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ni yëguloo ko def nañ fi ay sommation yónnee nañu ay sommation ñoom ñëpp ku ci nekk xamal nañ la ni fii mu nekk actuellement opération dina am war nga assainir war nga jóge fii mais amul ku ci jotul sommation ñoom ñëpp ils sont au courant. mu mel ni askan wi rafetlu na ko lool di ñaax bu baax a baax bokk moomeel bi ngir mu bañ see dellu gannaaw. damay interpeller le maire à ce que mu am ci fulla ak fayda chaque 3 mois mu ñëw def lu mel nii parce que ñii moom boo leen bàyyee moom anarchie totale rek lay doon. mais du am suivi dañuy def tey bon 2 3 jours ñu arrêté gars yi jël seen oto yi dugg fi làq fi fii dafa mel du Dakar bokkul ci Dakar yooyaa ngi ñuy bëgg a rey huile bi saleté bi vraiment kenn mënul wax lépp daal. kilifaay bokk moomeel bi ak ñu muy liggéeyan dool ñoom i tamit ñu ngi soññ askan wi bu baax ñu sàmm cet gi ci barab bi loolu tamit daf leen di yóbbee ñu leen di ñaan ñu boole ñi nga xam ne danoo fas yéene ñëwaat ngir gàllankoor yoon bi. Mouhamadou Diallo ñu wax ci xeex xiif ci àdduna bi mu mel ni doon na lu yitteel ñuy woowee communauté internationale ña cay yëngatu bokk tamit ci réew yi nekk ci Afrique rawatina ci Sénégal ñoom it taxaw temm ngir bokk ci xeex bi ñu jàpp ni la ca war a mën a gindi ay saafara bokk na ci gën a dëgëral mbay mi waaye it yokk li nga xam te ne moo aju ci meññeef yi ñuy bay ci xew mi kilifa yi nekk fii gis ni nguur gi am na ci ay jéego yum ci def jàpp ni faw ñu gën koo dëgëral gën koo kattanal dañ ci ànd ak suñu ndaw di mbootaay bi ëmb Nations Unies ci lekk gi ak mbay mi moom mi lee dëggal na yokkute xiif mi ci àdduna bi sunu sukkandikoo ci représentant wu FAO feebaru yaram bi ak lekkin bu bon bi ñu ngi leen di gis ba tey ci mim réew. li ñuy tuddee obésité maanaam yaram bu bari ak aussi lépp li nga xam ni ñi ngi koy dundee te mu yorul muccul ayib na xiif dañ ci dëkk yëpp kooku depuis 2015 la ko gouvernement yëpp tënk booloo ne ñoom dañ koy dund bu doy nekk xeexu àdduna bi yëpp bu nu war a relever. Vous le constatez vous-même. Traditionnellement on vous disait que dans. bu njëkk dañu daan wax ni yenn xeetu meññeef yi dañu koy bayee ci yenn bërëb rek waaye tey mën naa wax ni ceeb ñu ngi koy bayee fii ci Ndakaaru ca bassin arachidier naka noonu am na yeneen xeetu mbay yoo xamante ni ñu ngi jëm ci wàllu ñaam bi yooyu it ñu ngi koy bay ci yenn bërëb fii ci réew mi te loolee yokkute la. L'ensemble des 14 régions du pays et encore là où il était extrêmement difficile. sunu sukkandikoo waat ci kii di représentant wu FAO mu ni xeex bu bëri lañu war a jël ngir mën a freiner lii di xiif fii ci Sénégal ak ci àdduna bi. tënk benn programme boo xam ni ñu ngi ko tuddee protection sociale sensible à la nutrition kooku yàggul loolu Sénégal ànd na ceeg FAO ñu ngi koy def ci région Diourbel beneen programme tamit bu am solo bu ñu tuddee 1 million de citernes pour le Sahel. nekk na aussi benn programme boo xam ni dugal nañ ko biir Sénégal pour mën a jàppale jigéen ñi surtout. bis bu ñu jagaleel wàllu lekk ci àdduna bi yépp ñu ngi koy amal ki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ngir xamle mécanisme yu ñu war a jël bi ngir xeex xiif ci àdduna bi. ngook di kuréel bi di FAO taxaw tem ngir bokk ci ñuy xeex xiif ci àdduna bi yëpp ñu doon ci fësal lenn ci seen i gis-gis ak taxawaay yu ñuy xaar ci ku nekk ngir mën a fexe yegg ci boobee mbébét ñu àndoon ceeg suñu ndaw di Ndumbe Ba nekkoon ponk bu mujj ci xibaar yi ñu leen jaajëfal mbokk ci teewlu bi jaajëfal ci technicien ñu ci àndoon na des ci kanam tuuti yem ak juróom-ñetti waxtu ngeen ànd ceeg suñu ndaw di Mouhamadou Diallo ñu leen ñaanal guddeeg jàmm bu ànd ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam